asalaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen wax ne dalal leen jàmm fii si kër gi muy Channel Z unfortunately nag tey mënum tey suma host muy Mbye Camara nekku around damuy foofu si Morocco di cover AFCON bi waaye ba tey ñun ñu ngi fii tamit dina leen jox xam nga xibaar yu nekk di happen si AFCON bi and I'm surrounding football world. So tey nag without further delay neen dugal koppar si kër gi rek su ñëwee gën a yaatal ñu gën si mën a waxtaan. Accident. Attack your luck. Jërëjëf mbokk yi welcome back here in the studios after bu ñu dugalee koppar noonu rek ñu jox leen headline si show bi tey first si headline bi ñu leen amal opening ceremony bi di ngeen gis si vidéo bi opening ceremony mu happen foofu si Morocco daje woon ak Comoros ñu dóor Comoros 2-0. It was a very interesting game, a very tight game tamit. Comoros defended very well. Morocco being in a very good team. So then collectiveness, so then effort, president, ben am down sikaw Comoros fofu nonu si Morocco. Afcon bi nak dina nek Afcon bu interesting because team si niñ ko fogé won demé fo nonu. ñëpp dañ foogoon ne Giants yi dañoo ñëw dal si kaw team yi ndaw yi jaaleen doole win leen waaye gis na ne team yi ndaw yi ñu ngi jox ko ay tough time te this is football, anything can happen and this is just the first games from the AFCON and ba tey ñu la amal second day game yi ñu la amal Mali versus Zambia mu game ended draw. South Africa versus Angola. South Africa dóor Angola 2-1. Egypt versus Zimbabwe moom moo nekkoon game interesting because Egypt Zimbabwe daf leen njëkkoon a score half time second half bu ñëwee ñu equalize last minute gars score 2-1 wuñ am ndam si kaw Zimbabwe foofu noonu nekkoon na beneen game bu taay tamit si kaw Egypt because Egypt nga xam ne ñëpp xam nañ ne c'est powerhouse am the likes of Mo Salah and the rest am nañ team bu baax so xam nga pour Zimbabwe war a dal seen kaw noonu duma leen si fourth goal dafa nekk loo xam ne it's a very interesting thing to watch so ba tey démba ñu la amal benn interesting games tamit yu am Congo am playing against Benin Congo dóor Benin si 1-0 Congo suma second team bi laay wax bàyyi leen xel Congo dina jox team yu bëri problème at bi si AFCON bi next la ñu amal Sénégal versus Botswana suñu neighbors yi they did great actually playing and dóor Botswana 3-0 with Nicolas Jackson scoring a brace there. Sénégal wane nañ ne they are here to stay and dinañ jox team si tough time AFCON bi nag nar naa taxal naa se waaye ba tey ñu dem xoolaat Nigeria versus Tanzania bi nekkoon na beneen game bu tay tamit Nigeria score Tanzania ñu génne ko ba second half bi almost and then towards the end of the game Nigeria ñu score ñu sil game bi nekkoon na very interesting game tamit waaye tamit ñëpp xam ne Nigeria gars yi am nañ team bu war a tax ñu win World Cup sax but ba tey yàlla baax na neen xool tournament bi fu gars yi di am next list bi ñu la amal Tunis versus Uganda Tunis ñoom it déma wane ne xam nga they are here to stay so si naa ne seen game bi déma di nga gis ne Tunis seen team bi baax na torop
and at bi AFCON bi di yomba de AFCON bi nar naa métti te fu moo métti mooy round of 16 bi foofu la yëpp di xewee Tunis dóor Uganda 3 goals to 1 ñu dem xool yi game yu war a ñëw tey ñu am Burkina Faso versus Equatorial Guinée ñu am Algeria versus Sudan ñu am Ivory Coast versus Mozambique ñu am Cameroon versus Gabon yooyu ñoo nekk game yu war a ñëw tey dina nekk game yu interesting tamit te xam nga suma collègue su fi nekkoon rek ñu gën see mën a waxtaan waaye nii la ñu mën a def xam nga brief leen jox leen tuuti rek si AFCON bi waaye tamit di ngeen gis highlights yi si vidéo bi ngeen gis highlights yi ñu nekk happen si AFCON bi very interesting goals very interesting playing xam nga man bu ma doon seetaan game si AFCON bi I was very very impressed xam nga with the improvement in the level of football we are playing now te xam nga àdduna bi yëpp ñu teg bët waaye taxut ñun Africa dinañ def kenn lay kàttan pour gis ne am na tubaab bi respect nañu because we deserve a seat in that table te mooy loolu ñun gars yi ñu bëgg a génne waaye duñ ko nangu jërë ngeen jëf mbokk yi lii la leen amaloon si lu ndaw rek from Channel Z ne leen andil board bi game si war a ñëw si weekend bi pour suñ wonderful viewers yi ak customer yi ñu ne play with Zack Spence and any other winning company out there jox leen odds yu baax ñu mën a win. Jërëjëf mbokk yi welcome back here in the studios with Bet with Zed tey nag ki la amal game yu amam solo yi wala ñëw si weekend bi ñu xam ne AFCON baa ngi daw waaye tamit leagues yaa ngi happen tamit and Zack Bet by viewers and Premier Bet are here to make your weekends great without any further delay rek ñu jox leen game yu war a ñëw si weekend bi Man United versus Newcastle Zack Bet ñu ngi ko fay 2.44 pour Man United win 3.75 pour draw 2.83 pour Newcastle ñu win Big Rose yi nga amal 2.5 pour Man United win 3.7 pour draw 2.85 pour Newcastle ñu win Premier Bet bi nga amal Man United 2.44 pour ñu win 3.65 pour draw 2.75 pour Newcastle ñu win. This is a game interesting because Newcastle music form and Man United are playing very good football, although they are still having some difficulties winning games, but against big teams. But you know, they're popular in the winning. So we need big teams like I'm standing a chance for top 4. And Newcastle, you play, Albini. So it's a very interesting game. By the time you Chelsea versus Aston Villa. Chelsea versus Aston Villa, Zack Bet 1.86 pull, Chelsea win 3.98 pull, draw 4.1 pull, Aston Villa new win. 1.9 for Chelsea to win from B winners, 3.95 pull, draw and 4.2 pull, Aston Villa new win. 1.85 pull, Chelsea new win from Premier Bet 3.8 pull, draw 4 pull, Aston Villa new win. Holly, Crystal Palace versus Spurs. Naneka beneen game bu interesting tamit gis nañ 2.14 from Zack Bet pour Crystal Palace win 3.45 pour draw 3.68 pour Spurs ñu win 2.15 pour Crystal Palace win from B winners 3.5 pour draw 3.7 pour Spurs ñu win from B winners 2.1 from Premier Bet pour Crystal Palace win 3.4 pour draw 3.55 pour Spurs ñu win. Atlanta versus Inter Milan. Dina nekk benn game bu interesting game bu nekk Atlanta ñu ngi play a very wonderful football Inter Milan tamit the same thing so dina nekk benn interesting game foofu ci Italy 3.65 pour Atlanta win 3.64 pour draw 2.08 pour how do you call it Inter Milan ñu win 3.45 from B winners for Atlanta to win 3.55 pour draw 2.7 pour Inter Milan to win from Premier Bet 3.45 from Premier Bet for Atlanta to win 3.6 for draw
2.8 pour Inter Milan ñu win ñu dem xooli Braga versus Benfica dina nekk beneen game bu interesting foofu noonu si Portugal 3.47 pour Braga to win, 3.35 for draw, and 2.16 for Benfica to win, 3.35 for Braga to win from Bivinas, 3.25 for draw, and 2.1 for Benfica to win, 3.4 from Premier Bet for Braga to win, 3.35 for draw, and 2.1 for Benfica ñu win. li la leen amaloon si games wala ñëw weekend bi ñu leen wax ne rek happy Christmas and tamit di leen ñaanal jaama ama di saabu si yéen tamit jaama. Finding a betting platform that really delivers is like hitting the jackpot. Literally, with ZaxBet, it's all right here on my hand. Bet with Z.